waa Sénégal asalaamaaleykum waa àdduna ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di nuyu mbokk abonné yi di leen wax ne képp ku bees ci page bi mën ngaa abonné wu te activer cloche bi pour avoir les notifications pour une nouvelle vidéo. Donc di wax ne tamit ku seetaan vidéo bi dégg ci njëriñ wala nga gis ko ci wala bëgg cee apporter tamit loo xamante ni xamuñu ko ñu ngi lay xaar ci commentaire yi te nga aimé ko. Donc comme niñ koy baaxoo di defee tey dañuy commencer par njaal di jaale njabootu Pape Diouf di ko jaale Sénégal di ko jaale le monde entier. Donc képp kuy sénégalais pour man kooku war nga ko njukkal, donc ñaanal ko yàlla ndax représenté na Sénégalais yi donc dans le monde entier. Donc di jaale aussi waa Ndar waa Saint-Louis suñu papa bi nga xamante ne wàññeeku na tey di artiste bu mag, donc Sénégal ñàkk ñaari figure yooyu noonu. Donc ñu ngi ciy jaale ñëpp di leen ñaanal yàlla na leen yàlla xare àjjana. Donc dañuy commencer par premier point bi muy problème de faux médecin bi ñu fi déggoon. dañ koy boole sax ak beneen point bi nga xam te ne peut-être bëggoon nañ cee wax, muy li nga xam te ne xewoon na fi ba indi léegi ñuy gis ay photo ak ay vidéo villageois ak Dakar waa man pour man débat bi sax nekkul ci yooyu noonu yëpp ay faux médecin ay villageois ay kii wax na lii. Ndeysaan suñu papa bi fi wàññeeku tey artiste la woon, kooku artiste bu mag la woon parce que retaanloo na fi ku nekk, bégal na fi ku nekk, ba pare jëriñ na réewam. loolooy artiste te kenn mësu koo dégg ci ay télé muy wax lu amut njëriñ. mais débat bi du loolu, ndax kii wax na lii kii wax na Dakar wala kii wax na Kaolack wala et cetera. mais débat bi pour man fan la mooy ci télé yi nga xam te ni ñoom ku jóg ñu def la journaliste. da ngay gis nit daan nekk invité ci télé sax jékki-jékki nga gis ko mu daal di commencé di animer plateau, wala boog télé boo xam te ni dina invité nit yow xamoo sax kii liggéeyam ndax li mu ci liggéey qualifié na ci, defoo enquête ci moom ay origine am et cetera. yow daal da ngay ñëw rek parce que moom jënd na pour daa jënd émission bi rek yow invité nga ko pour lan. donc débat bi loolu la, débat bi du ay kii moo wax ay fi ñun ñëpp ay villageois lañ fii. mais wax jooju sax amul njëriñ. mais man li ma amal njëriñ man mooy télé yi nga xam dañuy dékk micro ñenn ñi, wala yenn page yi nga xam dañuy dékk micro yenn ñi, surtout ci xew-xew bii nga xam te ne xew na di feebar bi ñu ciy dékk ñenn ñi ñuy wax di n'importe quoi. ay lii da koy faj ak lee du ko faj, lii day maye jàmm lee du maye jàmm. nañ leen gëstu ji moo gën ñuy déglu ñenn ñi yenn page yi nga xamante ni ak yenn télé yi nga xamante ni seen intérêt moo leen fi tax a toog. parce que ñi ñuy waxal ñooñu duñu artiste du mel noonu. ñooñu di toog ci télé yi di wax du n'importe quoi ñooñu duñu artiste du mel noonu. artiste du mel noonu. artiste ci art la jóge, art day créer, day wax lu am njëriñ, day wax loo xam te dina jëriñ dëkkam, mais du wax loo xam te ni bu ko waxee féewale commencé am wala ay polémique di am. kooku du artiste. donc télé yi ci boppam ñoom nañu war a waxal mais du ñooñu. télé yi ñu tooñ ñoom ñu ñuy jël ñenn ñi di leen di ko teg suñu kanam ñuy wax lu nekk, wala di invité ñoo xamante ni te man lu ma ci métti mooy ñun duñ tirer leçon ci dara day xew ñu nekk ci ngawti leneen xew ñu bàyyi fa loolu nekkaat ci loolu di ngawti mais comme lii xew na ñu tirer ci leçon non jamais. li ci njëkk mooy lan mooy tirer ci leçon, parce que du gis nga faux médecin boobu dafa siiw nii ak peut-être période feebar bu mu tombeel rek. mais faux médecin boobu yeneen a ngi fi faux yeneen boo demee ci domaine bu nekk am na ci ay faux yoo xam te ni ñi ngi fi. donc ñun lan lañu war a def, nañ wax ak suñu gouvernement yeeg si ñi nga xamante ni ñooy employé nit ñi ñu teg affaire ci yoon, di gëstu ñu ñuy employé di bàyyi di. man mënuma comprendre Sénégal naka la nit mën a exercer dugg bloc opératoire def lu nekk te mësuñoo xam ne li muy wax xamu ci dara moom moo ko créé. mais ça c'est grave. santé nu mu sensible. te boo demee yeneen domaines yi mi ngi fa léegi au lieu ñu tirer ci leçon léegi daan ne na leen saytu sax yeneen domaines yi pour raxas yi nga xamante ni mi ngi fay am ñoo xamante ni peut-être ñoon la ay escrocs lañ, mais duñ ko def, dañ ciy wax après tegee ko côté. village waa Dakar waa ñëw ñu wax tegee ko côté. na leen wax ak télé yi
ñu bàyyi ñenn ñu ñuy invité ak ñenn ñuy dékk micro parce que lan lañ def nañ publicité def nañ quelques films jël leen def leen ñuy animé suñu plateau yi di wax di n'importe quoi di fi indi ay polémique dañoo war a avancer te bàyyi yooyu. ñun jeunes yaa ngi fii soxla liggéey nekk def ay formation journalisme qualifié ñun jël ñooñu ñu ñuy wax lu am njëriñ te yenn page yi di bàyyi di dékk nit ñi micro ci feebar bi ñuy wax di n'importe quoi ay xoojal lii baxalal laa defal lii bul def lee. ñun nag ñoo tooñ suñu bopp parce que ñun à chaque fois ñooy suivre ñi nga xam te ni amul lu ñu njëriñ ñun dañuy suivre ñi nga xam te ni amul lu ñu njëriñ ñun suivre ki nga xam te ni mi ngi tey ñi ngi raconté vie am di lijjanti problème am ndax tey def na scandale deful scandale dem lijjanti ji lu ñu njëriñ lee moo nu ko gënal nekk di lijjanti vie nit di ko topp di suivre li nga xam te ni mu ngi ñu koy wax te amul lu ñu njëriñ loolu ñu ëppal njëriñ que dem lijjanti li nga xam te ni tey danañu amal njëriñ wala mu amal njëriñ suñu dëkk mais noonu la nag. noonu la bu for yombee sëgg dee jafe moo tax da ngay gis ku bàyyi lii lu am njëriñ dem di lijjanti loo xamante ni am la ko benn njëriñ télé yi ngir yàlla da leen ñu tegal ñi nga xamante ni buñ toogee wax dinañ ñu apporter njëriñ mais duñ ñu indi ay xasanteeg ay dugg na fi yoo génn fii donc loolu mooy débat nañu moytu polémique nañu moytu ay féewale baaxul problème boobu tamit damay retomber ci wàllu vaccin bi nga xam te ni ñu ngi koy wax man problème bi du loolu mais vaccin même bu amee foo mu jaar ci ay cobaye Sénégal mënuñoo tëb rek indi vaccin fii te nguur gi d'accord foo mu jaar ci ay cobaye yoo xam te ni ay animaux nañ benn ñaar foo ñu am ay volontaires yi nga xam te ñoom nangu nañ ñu testé ko ci ñoom duñ tëb ak lu ñu mënti wax jarul tontu gis nga tubaab ay mbiram dafa sew ay dëkk yu bari am nañ ay féewaloo ñoom ñooy dugg ci biir population boobu wax fa li nga xamante ni dañ koy wax pour féewale population boobu noonu ñoom ba tey ñi ngi ci philosophie diviser pour mieux régner ba tey ñi ngi ci philosophie boobu ñun na leen yeew te bàyyi di tontante na leen xool lu ñuy avancé loo feebar bi fi nekk nañ xool nuñ koy jëlee fii ba nga xam te ni Sénégal dina nekk benn bunker boo xam te ni dañuy nekk ci jàmm suñu activités yi commencé waat ndax tëju bi soo metti na teel a dugg bi dagg liggéey wàññi transport bi metti na leen jéem a lijjanti ñuy fexee ni ñu fiy jëlee lii balaa ñuy wax waxi vaccin moo gën pour man loolu mooy fulla gis nga nit parfois tànqamlu mooy tontu bi gën ci yenn tontu yi mais du nit ne teel rek yow tamit nga teel nga ni rajax déedéet parfois da ngay bàyyi tànqamlu boo tànqamloowee lijjanti yow lii priorité mooy lan nañ fi éradiquer lii mu jóge fi am na dëkk yu mu laalul ñooñu ñàkk nañ seeni frontière ñu ngi ci bunker ñu ngi dund seen vie te affaire bi dugg fa ñun nañ yàlla dogal na mu dugg fi nañ ci jàng jële ko fi ñàkk suñu frontières yi dund suñu vie nekkaat ci suñuy activité loolu mooy li am njëriñ ba keroog vaccin jot parce que feebar mënul ñëw tey vaccin ñëw tey qu'on se dise la vérité donc du tout le temps lay demee noonu donc en quelque sorte donc am na processus bu mu war a jaar na leen utiliser suñu xel yi te bàyyi di dégg teel rek ñëpp nee nañ africain yi ni yow tamit nga jóg ne africain non na leen jàng ci feebar bi lan la ñu indil lan la ñu indil naqar la neexul mais lan la ñu jàngal nañu ay ndaje yi moo amul sens ndaje li ci mel ni ay xew feebar bi loolu la ñuy jàngal ay xew yi amul sens xew léegi bu amatee famille ba ñoo fay loolu lay njëriñ danañ noppaliku noppal nit ñi ndaje yu bari yi moo amul sens tey exemple bu ndaw rek naqar la ku sañoon tey bu doon sa mbokk nga teew fa muy suñu papa ji génn àdduna donc tey bu fekkoon tey tombewul ak période bii nii ndar tey kenn du liggéey ndax ku dem ba ay gouverneur di woote ci ay télé am nga foo toll mais feebar bi dañuy jàngal ne même dëj sax bu amee priorité bi mooy lan mooy ngañ toog ñaanal ko mais du dem fa yóbbu ay nag ay yooyu noonu ay ndajaloo yooyu noonu waxtaan am fa ngeen fàtte ka nga xam te ne sax làqu na doon ko sax tala ñaanal loolu la ñu feebar bi di jàngal donc na leen delloo suñu xel xool feebar bi yi nga xamante ni côté positif yi nga xam apporter ñu ko nañu ko ñu dox ci yooyu fexe nag jikko yooyu noonu continuer te ñu jéem ko fee jële moo gën di tontu yenn parce que ñooñu yabuñu ñu télé yee ñu yàpp ñooñu yabuñu ñu télé yi ñooñu yàpp wala yenn page yi donc domaine bi du affaire bi du foofu donc ñu ngi jégalu beneen yoon ci kàddu yi lépp lu ci jub rek
yàlla la, lu ci dëng ñun la. di leen joxaat rendez-vous ci encore seen beneen numéro bu Passe Sans Tabou jërë ngeen jëf.